asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias 19h30 jot na xibaaru marax yi bokk na ci ponk yi gën a fës Barthélémy Dias nag fas yéene naa jàmmarloo ak état bu Sénégal moom maire bu Ndakaaru fam taxaw la taxaw mu ñeel ay dogal yu mu jël lu ci mel ni recruter capitaine Touré ak Guy Marius Sagna ca cabinet teg ci ginnaaw njiitu réew mais kàddu yu mu yëkkati mu ne dina dem fële ci organisation internationale du travail dem foofu naqarlu ni mu singalee ñaar ñooñu lee waaye nag texte yi maanaam yoon lan la wax ci wàllum recrutement ci collectivité territoriale tontu bi dinañ ko am ci kanam tuuti ak Marcel Farba Maroun beneen ponk muy conseil constitutionnel mi gàntal recours fukk ak juróom-ñaari député yu opposition yi ñoom dañoo bëggoon ñu nulal modification bu code électoral bi nga xam ne day wàññi nombre parlementaire élu yi ci proportionnel jële ko ci juróom benn fukk indi ko ci juróom fukk ak ñett ci jamono joojule tey jile ci suba def nañu tirage au sort ordre de passage déclaration candidature yi mu itteel élection législative yu 31 juillet bi leneen itam lu ñu fas yéene faram-fàcce muy ñàkkum kaaraange gi ak nit yu ñuy faat ci réew mi loolu tere nelaw sénégalais yu bëree bëri ñu dem daje ak kenn koo xam ne moom dañ koo agressé woon moom xale lu góor loolu ci gaañu yooyu la jaaree sax mënatula jëfandikoo ay yoxom dinañ ci ànd ak Maymouna Ndiaye rubrique les bonnes feuilles de la rédaction niñ koy amalee alxames gune tey jile ab téere bi ñuy sëgg mooy bu Cheikh Ndiaye dippee ko finance et comptabilité des collectivités territoriales au Sénégal moom bindkat bi nekk inspecteur principal du trésor xam-xamam màcc ci wàllum décentralisation muy wax ci jokkalante bi diggante état yeeg collectivités territoriales yi loolee lépp tënk la mbokk yi ne sotti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziaree ba noppi xibaar yi dañ koy doore ak atte juróom benn sage femme ya ca Louga mu ñeel mbirum Astu Soxna muy soxna si doon bëgg a wasin foofu te mujjee ñàkk bakkanam ca Louga audience yi mu ngay wëy ba léegi xam ngeen ni àllarba bale weesu lañ ko ubbi woon ñu dàq ko ba tey jile ci càkkuteefu partie civile bi avocat yi doon sàkk ñu may bàyyi nagandiku ñeenti sage femme yi nekk ci kaso bi ba tey waaye dañ leen koo gàntal du ñàkk ci yeneen jataay dinañ ci ànd ak Thierno Fall ma ñu teewal ca Louga Barthélémy Dias ne moom fas yéene na jàmmarloog président Macky Sall ak état bi ci boppam ne du seetaan benn yoon ñu koy xoxotal mu taxaw fa mu taxawoon nee na capitaine Touré ak Guy Marius Sagna ci cabinetam la ñu bokk te ci fas yéene na leen a daggal salaire naam sax état bu Sénégal dina def kéem kàttanam ngir bloquer lu ni mel moom maire bu Ndakaaru bi nee na amul benn leçon bu muy jot ci président Macky Sall ndax moom moo njëkk di salfaañe yoon ak ni muy doxee rax ca dolli dina dem fële ci organisation internationale du travail dem foofu ñaaw lu mu ne ni ñuy singale capitaine Touré ak Guy Marius Sagna Barthélémy Dias du ñàkk laata ñuy noppi ci xibaar yi ñu ànd ceeg moom ak Modou Fall mi teewoon ci conférence de presse ba président Macky Sall barki démb dégg ngeen ko kon nee na collectivité territoriale yi du nu leen neex doxee dañoo war a sukkandiku ci yoon ngir mën a jël ay dogal waaye nag mu mel ni Barthélémy Dias daanaka kàddu yooyu le moom moo ko moom ak recrutement yooyu ñu tudd léegi ñu bëri jàpp ni yëf yi teguwul ci yoon texte yi nag lan la ñu wax tontu li dañ ci ànd ak Marcel Farba Maroun. maire mënul def lu ko neex dafa war a topp lu loi bi di wax bu ko deful mën nañ ko tëbal kàddu yi di bu jiitu réew mi Macky Sall barki démb ba muy dalal organisation syndicale yi ca palais ba mu di ay kàddu yu ñenn ñi ñaawlu lu ko waral doon tànn yu Barthélémy Dias daal di tànn kii di Guy Marius Sagna ak capitaine Touré ca mairie Ndakaaru Guy Marius Sagna ñu tànn ko ngir mu doon conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion capitaine Touré moom ñu tànn ko ngir mu doon conseiller technique buy toppatoo kaaraange lan la si loi bi wala boog décret buy fixé organigramme collectivité territoriale yi daal di wax ci ñaareelu chapitre bi ñu tuddee ko disposition particulière ca section 2 article 9 dañu wax ne cabinet maire directeur cabinet moo koy jiite mu amaale inspection des services municipaux assistant au maire ak chargé de communication et des relations publiques administration yeneen communes yi ñoom am cabinet du maire secrétariat municipal ak service rattaché division de l'administration générale et des finances direction des services techniques ak division de l'état civil ñu jege Barthélémy Dias tontu Macky Sall ne ko mënul fexe ba wàcce seeni maire ñuy xaar kon tey déclaration bu ki fi nekkoon maire Mermoz Sacré-Cœur dina la def bu ñetti waxtu ci ngoon jotee ca mairie Ndakaaru
Sénégalais yi nag ñoom lan lañ ci xalaat am na ñenn dañoo jàpp ni maire warta def lu ko neex ci biir collectivité bi ñeneen ñi nag gisuñu ci benn jafe-jafe ñu gis rek ni maire war naa tànn ku ko neex mu liggéey ak moom su fekkente ni li muy def ci intérêt collectivité bi la maanaam gox-goxaat ba mu nekk lu mu ci mënti doon daal ñu ci bëri jàpp nañ ne nañu waxtaan rek ba juboo ndax askan wi moom moo leen fa teg. Reportage Mariam Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye. relation yu xajam yi am ci diggante ville de Dakar ak recrutement yu yees yi ak nguur gi la ñu bari di waxtaanee soxna yi ñu fekk ci seen digg kër fii ci Médina si la ñuy werante nii. ñenn ñi jàpp nañ ni ab provocation la rek ndax wenn wàll gi ci fi politique la ñu nekk ba léegi waaye nguur gi tàllal na ñëpp loxo. diggante ville bi maire ville bu mag bi ak état war nañu mun a lëkkaloo bu baax a baax ñu liggéey Sénégal jëm kanam. ndax état moom tàllal na ñëpp loxo pour ñuy liggéey ndax nit ñi ñun doomu réew mi lañ kuy avancer réew mi rek loolu la ñu bëgg wante ñoom duñ ci indi loolu. ñeneen ñi giseewuñu noonu ndax jàpp nañ ni ab maire war naa mën a liggéey ak ku ko neex. am na droit jël ay nitam ñu liggéey parce que li ma ci gis loolu moom dimbal rek la daf leen di dimbali du dëgg. parce que koo xamante ne yaa ngi toog semaine état jëlu la moom mu jël la loolu man gisuma ci benn problème. muy lu Maguette Diagne d'accord waaye bu sañoon maire yi ak nguur gi waxtaan ba juboo. ndax pour man état mooy doole réew léegi nag maire bi moom xëy na am na sañ-sañu jël lu ko neex parce que maire bi dafa am pàcc boo xam ni moom lay doxal mu war ko doxal ci normal. recrutement yu yees yi ñu nemmeeku fan yi neexul nguur gi donte yeggul ci turu kenn njiiti réew mi ngi dànkaafu te artu meeru Ndakaaru ndax mi ngi wax naan benn maire mënul def lu ko soob ci ab république. jërëjëf Mariam Ndiaye ñu ngi leen ko doon wax sànq ci ndorteel bi conseil constitutionnel dafa gàntal kujje ay député yu bokk ci kujje gi fukk ak juróom-ñaar la ñu woon ñu introduire woon benn recours ngir ñu ne ñu nulal coppite bi ñu indi ci code électoral bi doon wàññi limu parlementaire maanaam député yu ñu élire ci proportionnel bi juróom benn fukk indi ko ba ci juróom fukk ak ñett assemblée nationale fukki fan ak juróom ci weeru avril bi ñu génn kon ci la voté woon benn loi buy kon tax ba limu député bi ñu am jamono ji muy téeméer juróom benn fukk ak juróom ñu bañ koo weesu waaye nag ñu yokku parlementaires yi nga xam ne ñoom la ñuy fal ci liste majoritaire bi wàññi bu proportionnel bi loolu nag dafa àndut ak constitution bi li mu wax bu ñu sukkandikoo ci kenn ci député yi bokk ci kujje gi muy Soxna Aïda Mbodj ak ñamu àndal ñu fàttali ni loolee rek li ko waral bokk na ci ñàkk juboo diggante ay parlementaires yu bokk ci kujje gi ak ñi fare nguur gi ci limu député yi tax dañoo ne woon dañ koy yokk ba téeméer ak juróom fukk ak ba téeméer kon bokk ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ginnaaw ba ñu jëlee Kër Massar def ko ab département. tey jëlee ci suba la ñu amal tirage au sort ci ñan ñooy njëkk a jaar déclarer seen i candidature juróom benn jàpp juróom-ñetti fan ci weeru mai bi ñu nekk mu yitteel élection yi ñu nar a amal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi loolee société civile moom moo ko def ci sàkkuteefu direction générale des élections loolu ginnaaw benn waxtaan ba juboo la diggante coalition yi ak parti yi nar a bokk ci jongante boobule Yewwi Askan Wi ñu gis ni moom moo nekk ci juróom-ñaareelu place bi Benno Bokk Yaakaar mi ngi ci ñaar fukk ak ñaareelu place bi société civile mi nga xam ne mi ngi topp bu baax a baax processus bi ba fi ñu toll nag mi ngi rafetlu liggéey bi Habib Faye lañ ci àndal ak Diafara Ba. ana ñan ñoo war a njëkk a déposer seen liste candidature ci élection falum député yi ñu jëm candidature yi ibbi nañu ko niki ëllëg la ñuy door dépôt yi ba tax na itam direction gu ñu dénk wàllum élection yi fii ci biir Sénégal ngir moytandiku bépp tension ga ñu nemmeeku woon at wi weesu amaat ñoom ñu amal li ni mel coalition présidentielle bu Benno Bokk Yaakaar ci juróom-ñaareelu toogu gi Yewwi Askan Wi moom moo fa nekk mu doon ab déggoo goo xamante ni parti ya teewoon ak coalition yëpp ànd nañu ci. dañuy nangu parce que ñoom luñ ci jublu lu baax la mooy fexe ba chaque fois ñu gën a améliorer. ordre bu provisoire la dina effectif que bu fekkee ni déposé nga ci waxtu boobu alors que tout le monde sait que ci état-major politique yi déposer le premier jour c'est rare nga gis coalition bu koy def coalition yëpp en général dernier jour la parce que élection législative ay réglage la jusqu'à la dernière minute. ñu toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay liste yoo xam ne mën nañ jàpp ne sax
néganee gum na ñoo fas yéene bokk ci ñoŋante yooyu ñoom acteurs politiques yi ne des nañ koy gën a mën a ñoŋal. balaa ñoo jàll ñu bëri dinañ jàll donc bu amee problème doublon ñun ci sunu kaw lay dal mais aussi bu ñuy disposer bulletins yi ci bureau de vote bi jour élection yi ñun tamit sunu liste yi day nekk fu sori. Nous restons vigilants, déterminés vraiment avec la coalition Yewwi Askan Wi. bile tirage ci saytuk société civile gii la amee Moundiaye Cissé teewee li ni mel gis ne lépp la nga xamante ne transparence la luñ fa respecté la. jàpp nañ ne li am solo mooy tirage bi moo ko génne tirage bi ñëpp ko fekkee et jàpp nañ ne aussi li ci des tamit noonu la war a continuer dox mu am transparence leer bu amee transparence leer du ma ne coow du am mais coow li mun na wàññeeku. ñu tolloon ci 25 ci ay mandataire parti wa coalition politique yi nga xamante ni ñoom dajaloo nañ ak ñi nga xam ne ay indépendante lañ leen duppee fas yéene bokk ci jongante yooyu di am ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ci at mi ñoom ñëpp ñu nga woon ca direction générale des élections. mouvement bi di l'union fait la force moom tam fas yéene na soobu ci jongante yooyu la te nee nañu seenu njiit daanaka moom la ñu tànn ngir mu jiite seen liste yooyu wax nañ tam ci leneen muy xew-xewu jamono muy nit yi ñuy nemmeeku ni dañ leen di faat ak agression yu bëri ci réew mi nee nañu président Macky Sall ci boppam moom moo war a def kéem kàttanam ngir ut ci ay saafara ndax boobu ba léegi ñu ngi koy waxtaanee te askan wi nelawatuñu dañuy déglu kenn ku bokk ci mouvement bi di Adjaratou Diallo ci micro Abdoulaye Anne. xale ñuy rey yi moom man li may wax rek mooy parents yi parce que parents yi ñooy lépp ñun ñoo yore éducation xale yi parce que sa doom bu fekkee ne yaa ngi nekk sax di waxtaan ak moom da nga koy xamal les réalités li nga xamante ne rek moom moo nekk ci dëkk bi xale bi nga xamante ne boo ko waxee mu tiit foog naa ne boo ko yónnee ci mbedd mi sax souvent dafay ragal dafa di loo xamante ne nag vraiment dafa rafetul sax rey yi bëri na mais kenn xamul rek fu muy jógee yàlla rek moom moo ñu ñun sàmm moo ñu mun a aar mais tamit ñun tamit dañuy def effort pour mun a tamit surveiller xale yi. jafe-jafe bi mooy ñun jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk ci l'union fait la force depuis 4 ans 5 ans ñoo ngi liggéey di liggéey le président Macky Sall derrière Malick Gaye waaye ñun boobu ba léegi suñu moyen bopp rek la ñuy liggéey ñi nekk suñu ginnaaw mëntuñoo dellu ginnaaw il faut ñun ñu fësal suñu bopp ñu am ku ñu fa nekkal di ñu waxal di ñu defal di ñu dindil ba nga xam ne ëllëg ñun tam dinañ mën a gëstu ñi nga xam ne ñu ngi suñu ginnaaw. fii en tant que responsable des femmes ak ñi association de jeunes yi ñu àndal ñun ñoo waxtaan décider ñëw tabb ko waaye du moom moo tabb boppam ndaxte xam nañ ko suñ ko tabbee moom dinañu fa mën a nekkal. soxla nañu ay financement jeunes yi soxla nañu ay emploi loolu lépp mi ngi fi te mënuñu ko liggéey jeune. ci liñ doon wax sànq sax la ñuy taxaw muy agression yu bëri yi ak nit ñi ñuy faat ay faat yu ñaaw sax suñuy reporter dem nañu daje ak kenn ku ñu mës a agressé Khadim Seck lay wuyoo dëkk fële ca Géejawaay moom nag ci atum 2015 daanaka la dundam gi yëpp soppiku jamono boo xam ne benn guddi dafa génnoon di ut lu mu lekk ci la ko ay samba booy daal di dogaale jam ko paaka ba indil ko ay gaañu gaañu yooyu sax moo tax ba mënatul a jëfandikoo ay yoxom ci koo xam ne loolu lay liggéey mu di ab tailleur woon moom Khadim Seck daje na ak Maymouna Ndiaye ak Mar Dieng muy nettali naka la dundee loolu ak ni muy wéy di ko dundee reportage. li olof Njaay naan dund gu sotteegul lu ne xaj na ci. Khadim Seck am na boobaak léegi juróom-ñaari at ci ginnaaw mu doon doxantu ca koñ ba mu dëkk ca Géejawaay gannaaw timis ci noonu ci la ko ay agresseur daal di songu dundam lu bari soppeeku. dem naa ba dugg sama néeg sax ba sax ma ne xaaral ma jénne uti cere ak meew reer quoi looloo ma jénnee woon quoi mais dama jénn ay 8h30 tombeeg làmb moo amoon yaa ngi gis làmb bi jeex waaw dama jékki-jékki yor téléphone parce que jour maa yor ñaari téléphone la yor ak 20 000 francs sam poche mais ni ma yoree téléphone bi téye on était 4 personnes quoi 4 lañ xam nga kenn ki moo jiitu 3 yi lang ci ginnaaw yaa ngi gis mais man pour man ñett ñi ñoo ànd seen yoonu bopp kenn ki moo ànd yoonu bopp man loolu laa jàppoon quoi parce que gis naa leen mais kenn ki mu ñëwee këf sama téléphone ma tàmbali cookee ak moom waaw commencé dugal ko ay coups ñu tàmbalee xeex ñeneen ñi ci lañ ñëwee ci lañ ma dóor paaka nii ci loos mi nii boo xoolee ci lañ ma dóor paaka nii fii ci lañ ma dóor paaka ma wàcc. moo ne de tailleur bi ku amoon Pastef ci lim doon def xarañ lool teg ci. dem naa ba fi ñu toll nii même pour ma téye kudd pour lekk sax problème la dafa difficile quoi ci man waaw ca yor naa jabar yor doom mooy loolu mais yàqal man daal yàqal nañ moom sama life quoi loolu laa mën a wax
dama daan dem Mali Gambie fu ne laa daan dem te lépp sama métier moom fa doon yóbbu may waaw mën a ñëw daan ñëw mais daal finalement mooy loolu. lii ñëw daal di dal ci kawam fi mu toll nii loxoom jotatul ginnaawam. parce que ma demee hôpital affaire laal sidit ak jege sidit lañ ma wax parce que def naa fi scanner xam nga principal fan dama ko doon jaabante mooy loolu mais finalement dama dem ba bon yoratuma dara lu ma continuer affaire yi finalement dama toog rek di xaar waaw mais mënatuma def benn activité am na jom wante nag dafa fekk ni li mu bëggoon lépp dootu ko mën a def bu sañoon dinañ ko jàppale fi mu toll nii ba nga xam ni du tàllal loxoom benn yoon di yalwaan bu sañoon itam nguur gi daal di gën a xar tànku tubéyam ngir kaaraange askan wi. jëf Maymouna Ndiaye ni ñu leen ko doon waxee sànq Barthélémy Diaz mi ngi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi nee na du seetaan benn yoon ñu koy xoxotal moom mu ne capitaine Touré ak Guy Marius Sagna mi mu jël boole leen ci cabinetam nee na yoon may na ko te dina ko def dina leen itam daggal salaire te président Macky Sall lii muy def nii di singale ñaar ñooñu le bu dakkul dina dem ci organisation internationale du travail dem boole ko fa moom la ñuy déglu Barthélémy Diaz ci micro Mamadou Fall ak Modou Diop. du Sénégal di suñu alxuraan di suñu bible moom moo wax collectivité locale yi dañ leen baaxee libre administration kon nag à cet effet amul benn loi amul benn décret bu mën a ñëw tegu ci kaw loolu mënul nekk libre administration mooy man dama ne préfet may dégg kenn Sénégal amul sañ-sañ ne ma balaa ngay tànn nit sa cabinet da ngay jaar ci man mu jox la autorisation du ma ko def tey du ma ko def suba amut président Macky Sall nuñ ko falee suffrage universel direct noonu lañ ma falee man suffrage universel direct man nekkoon naa fi député assemblée nationale du Sénégal président Macky Sall musul jaar assemblée nationale taxaw ne est-ce que man mën naa am conseil bii wala conseil bee yaa ngi wax waxu organique am soxna si kan mooy directeur de cabinet du président de la République man xaw ma ko wante lu ma leen mën a wax mooy lu loi bi wax loi nee na kenn mënul nekk directeur de cabinet du président de la République te amoo benn diplôme universitaire leneen ci xibaar yi muy coowal suuf ca Déni Sud nekk ci commune bu Bambilor diggante askan wi ak benn magistrat moom magistrat boobu nag dafa joxe ay këyit yuy firndeel ni terrain bi indi coow li toll ci 10 hectares moom askan wi ñoom ba léegi ñu ngi wëy di laaj ñu jox leen seen suuf soosule Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. Déni Géej Sud titre foncier bi ñu duppee 1443 te indi xuloo nag ci diggante ñenn ci askan wa fa nekk ak benn magistrat ba léegi ni nag mu ngi indi coow suñu sukkandikoo ci ay xabaar nag coow loolu nga xam ne siiw na lool ci département bu Tëngéej ay preuve nag daal dinay wane ne kii nga xam ne mooy magistrat bi état bu Sénégal nag moo ko fa daal di jox fukki hectare yooyu nag dafa ko jox ngir daal di koy fay suufam soo xam ne jëloon na ko bu ñu sukkandikoo ba léegi ni ci document yi nga xam tamit jox nañ ñu ko wuuteeg lenn li nga xam ne nag askan ñu ngi koy xamle magistrat boobu nag daal dina am li ñu duppee certificat d'inscription et de conservation foncière ak état de droit réel ak li nga xam ne moo ñuy duppee plan cadastral bu loolu weesoo tamit ay xabaar yoo xam ne jël nañu ko ci cadastre bu Tëngéej di ñu xamal ne terrain boobu nga xam ne nag moo waral coow li bokkul nag suuf si nga xam dañu ko yokk ca dëkk ba nekkul tamit ca dëkk ba foofa nag ba léegi ni kenn dëkk gu fa lu ni mel nag moo tax ñenn ñi jaaxle lool bi ñu déggee ne lu tollook juróom-ñetti téeméeri njaboot dañu leen a jëlee ca Déni Géej Sud fan yi nag di ñëw nag lépp dina leer ndax li nga xam ne mooy waa Descos daal dinañu ubbi ab enquête procureur bi nga xam ne nag moom la ci waa dëkk ba di tuumaal di xamal nag ne tëjul benn yoon ay buntam ngir nag mën a amal waxtaan ak askan woowile ngir ñu mën cee wut saafara. aj Makka ren jile Sénégal dina yabal lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ay ujaaj quota boobu la Arabie Saoudite jébbal sunu réew délégation générale bi moom lu toll ci 2 junni ci ay ujaaj lay yabal li ci des ñu tasaare ko ci voyagiste privé yi package bi booy xool maanaam pour nga dem war ngaa fay lu toll ci 4 millions ak ñeent fukki junni muy 4 millions 200 mille ci état bu Sénégal waaye ci voyagiste privé yi dafa mel ni dina am ab yokkute bu ndaw Fatou Bintou Konté ak Mohamed Dieng. ren nag ku ci bëgg aji màkk faaw nga génne xaalis gu takku 4 millions 200 moom la paquet bi nga xam ne état fixé ngir nit ñi mën a aji ji. bi maanaam li moo jar 4 millions 200 mille francs CFA la bari na dëgg la mais boo seetee transport bi dafa yokku et puis mbirum guerre bi ñëw gën koo tàngal
taxé ci réew mu ñu jëm am na muy demee nit ñi dootuñu doon juróom benn ci nekk mais dañ leen di wàññi ndax lépp ndax feebar bi donc loolu mooy yokk prix yi. wante montant boobu nag dana gën a yokk bu fekkee ni ci voyages privé yi ngay dem. man daal la ma waxoon ci siis yi ko dul état daal jàpp naa ne boo defee moins de boo wàccee siis yi doo ko wàcc trop donc mais pas moins de 5 millions ci li ma xayma ba tey ci suba. édition 2022 Hajj bi nag Sénégal am na quota wu 5822 pèlerins ci loo boobee nag délégation générale au pèlerinage moom 2000 pèlerins rek la ci am. soo ko arrêté ne officiellement 5822 maanaam juróomi junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ay pèlerins la ñu Arabie Saoudite jox juróomi junni yooyu ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar bi ñu ñëwee gouvernement Sénégal dafa ne ñaari junni délégation générale au pèlerinage moo leen day yóbbu nu ma ko daan defee ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar privé yi ñoo koy yóbbu daañ ko séddalee nañ ko daan séddalee ñu toog ak ñoom ñu waxtaane ko. ca des maa ngi ko jox ñi nga xam ne ñoom ñooy voyagistes privés yi toll ci 288 voyagistes privés ñu répartir leen ci 15 groupements. waaw waxtaan ñoom dañuy jël 2000 état dafay jël 2000 et donc foofu sax ñu ngi ñaan pour que état jël 1000 rek pour cette année-ci et donc bàyyi ñu nag ak li ci des ndax ñu mën a jéem a organiser parce que ñun dañ xaw a bari quota bi ça fait 5822 et état bu jëlee 2000 ñun dañuy dese 3822 donc 3822 bu ko 288 organisations bëggee séddoo defe naa ni séddaale ba dana xaw a sant faal. ci nouvelle disposition bi nag lii nga xam ne moo di atu dem màkk gi nag dañ ko gën a wàññi. waaw ren it nag Arabie Saoudite dafa yokk lu bees daf ci dugal lu bees maanaam dafa at yi dem ñi dafa limité at yi dem màkk boo amee juróom benn fukki at ak juróom fa ngay yem boo ko pédoo dem màkk. voyagistes privés yi nag ñoom nee nañu ren bëgguñu benn bénéfice ci màkk gi de la leen jagal rek moom moo di teg ñi nga xam ne ñoom ñoo di ujaaj yi ci qualité gu baax. pour cette année nag donc ku ciy xaar bénéfice bénéfice mënu cee nekk service bu baax daal mën naa am te loolu moom la ñu privilégié que bénéfice. point formalité yi ngir dem màkk nag ñoom waaw délégation générale au pèlerinage ñu ngi ko fas yéene tàmbali ci côté 11 mai délégation bi nee na visite médicale yi accord ministère bi rek lay xaar. jërëjëf Fatou Bintou Konté ni ñu koy defee alxames gu jot seen rubrique les bonnes feuilles de la rédaction tey jile ñu leen di xamle ak benn téere bu tudd finance et comptabilité des collectivités territoriales au Sénégal Cheikh Ndiaye moom moo ko bind daanaka xew-xewu jamono la sax ñu ngi koy waxtaanee ci livre boobule moom inspecteur général principal du Trésor xam-xamam màcc ci wàllum décentralisation di taxaw tuuti ci diggante état ak collectivité territoriale rawatina ci wàllum finance. muy nafa gi Ibou Diouf ak Gervais Yaw. ab téere ngir ñëwaat ci koom-koom bi nga xamante ne moom la ñu mën a gis ci gox-goxaat yi ñu naan ko finance locale mu ne nag jaar-jaaram gannaaw ba mu tàmbalee liggéey bi ak léegi loolu moo ko may mu fësal bi la téere. xam-xam bi nga xam ne tey jéem naa ko am ci domaine bi jéem ko développé ba nit ñi ràññee ko lu tax duma ci bind ci laa xalaat livre bi. bind ko mu nekk livre boo xam ne mën naa wax ne ci domaine bi nga xam ne ci la bind mën naa wax ne ci livre bu njëkk bi nga xam ne abordé nga thème bi ci ñaari côté yi ñuy wax muy côté théorique ak côté pratique. moom nag ci biir téere bi wax na lu bëri ci lu aju ci koom-koom boobee yi nga xamante ne soxal na collectivité territoriale yi ak niñ koy saytoo. ma wax également ci li nga xam ne mooy budget collectivité territoriale c'est-à-dire li nga xam ne at su jotee moom la ñuy natt ne lii lañ bëgg a liggéeyee ma wax niñ koy nattee naka lañ koy jëfee ak naka lañ koy saytoo. Cheikh Ndiaye mu ne ab doxalin bu xaw a yees la ndax dëkk jaarale ci li nga xamante ne moo fi nekk ci wàllu finance publique ak ni ñu war a def ngir mu gën a dund. bu ma ci jël ci li nga xam ne mooy alalu collectivités territoriales yi wax naa tey ni nga xam ne moom la laloo wax naa également naka lañ koy jëlee naka lañ koy récupérer naka lañ koy recouvrer naka lañ koy asseoir wax na également difficulté yi nga xam ne am na ci. développement endogène waaye fexe ba commune yëpp àndandoo suqaliko ñu ne lu mën a ne la waaye nag jafe-jafe bi moom dafa fekk ne ku ci nekk ak na sa doole toll. choses yoo xam ne communes yi jot nañ ci jéem a liggéey muy les financements innovants
muy par exemple l'emprunt muy par exemple les partenariats public-privé yooyu yëpp nekk na loo xam ne ci koom-koomu gox-goxaat yi mun na fa am place bu important parce que le financement vert changement climatique. Finances publiques et comptabilité des collectivités territoriales au Sénégal muy téere bi nga xamante ne Cheikh Ndiaye fësal na ko di inspecteur principal des trésors moom nag dafa jiital beneen casquette am maanaam ko xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci nu ñuy saytoo lépp lu aju ci wàllu décentralisation wala gox-goxaat yi. jërëjëf Ibou Diouf sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun fii la ñuy yem ci xibaaru marax yi ci kanam tuuti incha allah 20h di ngeen ànd ak Cheikh Tidiane Diaw ci xibaar yi en français di leen ñaanal ngeen fanaan jàmm après incha allah di ngeen àndaat itam ak Binta Diallo ci ñaareelu pàcc Soir d'info jërë ngeen jëf.